Momo. Momo. Momo, boy. Ok, non, je vous en prie, je vous en prie. Mais fii du sama place. Je sais, je vous en prie. Dama la koy ñaan. waaye Je vous en prie. sama place. Non, je sais. Xam naa fi du sa place, mais je vous en prie. Waaw. amul dellu ginnaaw bu def ndox mi sa bët bi laalal vinaigre dañ la jox vinaigre nga def si am na ko yoroon benn butéelu vinaigre gis na fii waxtu naan mbay non ma des ci biir ma des ci biir frère S'il vous plaît. mais loolu du sama place ci biir Je sais, mais je sais, responsable nga dugal. fils de pute fils de pute may ko Moussa ak c'est bon ça va aller t'inquiète boy jox ko ci bi may ko ci fils de pute thanks man je me sens pas may nekk fii si biir non si day metti mais toogal ba amaan espoir kii tuuti toogal bul gën day metti quoi affaire bi dama dóor nday ci c'est tant que fils de pute y a que la lutte qui libère amul explication amul ma dem ak ma ñëw y a que la lutte qui libère soit nga sëgg bàyyi ñu def la ko ñu toog sa kaw di la noot saa ci xam nga utiliser sa police utiliser sa ministère utiliser say procureur di def lu leen neex ci kaw jaami ci réew moo xam ne ñëpp a ko bokk ñëpp a fay impôt ñëpp a ko moom ñu jël réew mi utiliser ko côté bu leen neex léegi soit nga toog sa gaan bàyyi loolu mu continuer wala soit ngeen dakkal loolu daan nañ ko def nag muy jàll yàgg nañ ko def muy jàll hors de question maintenant jeunesse bi nangul leen loolu moo jeex kenn dootu leen nangul loolu kenn dootu leen nangul ngeen ñëw toog ci justice bi toog ci police bi jàpp gor yi di leen toroxal jël sàcc yi protégé 94 milliards yi mujjul fenn sàcc yaa ngi ci biir ñu protégé leen ñu ne gor ñi dañ leen di toroxal loolu nag xool jeunesse bi da kay ay toog fajatul dara toog nii wax wala discours sur internet fajatul dara y a un moment donné il faut passer beneen un cran au-dessus comprendre nga fils de pute y a que la lutte qui libère y a que la lutte qui libère y a que la lutte qui libère amul explication y a que la lutte qui libère y a que la lutte qui libère billahi y a que la lutte qui libère ñi ngi ko seqal duñu ay góor bu ñu doon ay góor dañu lay déglu ñi ngi ko seqal bu ñu doon ay démocrate yu ñàkk yooyu noonu dañuy wax jaarale affaire si yoon ku tooñ ñu xam ne yaa tooñ ku tooñ mais ñi ngi ko seqal ay tapette lañu yoo xamante si ñi ngi seen ay bureau di utiliser suñu xaalis dañuy ci dóor dañuy ci tëj dañuy ci toroxal te suñu xaalis lañ koy defee suñu ay impôt lañ koy defee ay sàcckatu milliards mi ngi ñu tëj ñu ngi ñu protégé ay boy yu deful dara ñu ngi si jeel bi suñu hôpitaux yi fajootuñu nit ñi xiif nañu sonn nañu feebar bi ñëw fekk fi sax hôpital bu baax léegi ñoom ban temps lañ am amuñu benn temps bu toog di complété ay fen instant bi nit ñi di dee feebar bi kenn liggéeyatul ñëpp sonn ñoom lenn kese lañ am lenn moo nekk seen xel nan complété woo benn caga muy dëgg ndeyam di duul pour ñu mën a teg seen mafia di duulal benn góor di xool naka lañ ko liquidé koo xam ne jàmbaar la liggéeyal na Sénégal am nañ njabootam amuñu luñ def lu toog ñoom ak seen ay procureur toog ak seen ay mode fokk ñu toog ne nañu xool naka lañ ko fagaagale parce que kii li muy teewal daf ñuy yàqal parce que kii li muy teewal daf leen di yàqal ñoom noot bi ñuy noot askan bi loolu lay teewal jàpp bi ñuy jàpp suñu alal bi di sàcc loolu lay teewal depuis mu ñëw nit ñi dañoo commencé yeewu télé yi mënatuñ ñoo nax star yi mënatuñ ñoo nday nax benn sëriñ mënatuñoo nax yaa ngi dégg li ma wax kenn mënatuñu nday nax nit ñi dañoo bañ léegi duñu seni ay jaam meen duñu suñu ay jaam loolu dafa jeex en fait dañoo nanguwul nekk seeni jaam loolu problème bi il faut falloir que soit ñu doxal yoon réew mi jaar ci yoon wala mu nekk nday guerre c'est à eux de choisir mënatul nekk
mënatul nekk ay nit toog ci suñu nguur yor suñu police yor suñu armée yor suñu ay lacrymogène jël suñu propre impôt di ñu ci dóor di ñu si xas. Y a que la lutte qui libère mes frères y a que la lutte qui libère billahi wallahi noppi bi dafa doy jaay doole bi dafa ëpp képp ku leen jaaxal benn solution la jàpp mooy toroxal la jàpp tëj képp koo xamante si ni yaa ngi commencé jël benn élan ñu ne kii nañ tam ay tànkam te duñ ko teg ci lenn lu dul duul jaay doole loolu mooy jeex y a que la lutte qui libère réveillez-vous les gars li ñu nelaw dafa bari li ñu nelaw dafa ëpp 1960 ba léegi ñu koy def ban instant lañ war a yeewu ñan ñoo war a sacrifié wu pour que suñuy doom am hôpitaux yi ñu mën a fajoo mën a lekk ba suur mën a nekk seen benn dëkk dootuñu ñàkk di dox jaar si géej gi la ñuy def di dee ñoom seen doom yi ñu ngi ndey New York Paris hôtel yi gën a mag sàcc ndey suñuy milliards benn xalaat moo nekk seen bopp naka la ñu reyee opposant bi naka la ñu reyee opposant bi naka la ñu reyee opposant bi xalaat boobu kese moo nekk seen bopp. il est temps la famille il est temps ñu ndey yeewu men il est temps y a que la lutte qui libère toog di xoolee di wax di bind d'accord gars yi reculé nañ bi ñu waree masla nañ bi ñu waree bind nañ daw nañ xeex bi daw nañ guerre bi daw nañ ko ba sës dos au mur qu'est-ce qu'on va faire au final quand tu es dos au mur tu n'as plus le choix fils de putain à un moment donné on n'a plus le choix foo leen mënta nekk si adduna bi xam leen que ne y a que la lutte qui libère notre pays c'est un beau pays avec des grands hommes que mu nekk ci histoire bu mënta doon religieux wala politique suñu dëkk bu mag la ay bande de fils ñoom ñoo ko bëgg a def dëkk bu ndaw ñoom ñoo ñu bëgg a def un tout petit pays ñoom ñoo ñu bëgg a def un tout petit pays ay nit yu ndaw ay tapet làqatu si ginnaaw seen ay bureau di dóor seen askan di toroxal seen askan sàcc yi ñi ngi seen gaale yi suñu milliards yi mi ngi seen compte yi seen doom yi ñi ngi Canada ñi ngi New York di lekk ndey suñu monument néga lan la ñuy def dañuy toog rek léegi di xoole wala benn instant dañuy bañ est-ce que suñuy doom jaraluñu ñu bañ jaralal ñu ko wala jaraluñu ko est-ce que suñuy doom jaral nañu ko oui ou non est-ce qu'on est des lâches wala on va se lever pour préparer avenir suñu doom yi fokkaane fils de putain sale fils de bâtard y a que la lutte qui libère soldats yi yëpp soit ñu jug xeex dañuy xeex defal ko suñu ay doom suñu bopp la ñuy xeexal soit ñu bàyyi leen ñu continuer képp ku jug di teewal dëgg nii lañ defoon Cheikh Anta Diop nii lañ defoon Mamadou Dia est-ce que dañuy toog seetaan ñu defaat ko suñu leader koo xam ni dëgg rek la teewal fépp foo xamante si nii war na faa dem taxawal fa teewal fa dëgg dara yoru ko parce que mosul sàcc suñu alal yoru lulul son courage sa bravoure son intégrité loolu rek la yor xeexal suñu réew amul leneen lu mu yor loolu xeexal suñu réew wane na njub wane na xam-xam ñu ne ko déedéet kii suñ demee ci élection dañuy daal nañ ko fagaagal wut benn caga bu tamandeem muy duul ci ab gor di ko fenal ñu toog ci ginnaaw ñoom marionnette yi di yor seen i di tirer les cartes bëgg a jox affaire bi direction bi ñu ko bëgg a jox benn ultime objectif bi mooy naka lañ def ba damm ay tànk Ousmane Sonko parce que daf leen tiital daf leen déranger est-ce que jeunesse bi day nangu ni ñu defoon Mamadou Dia def ko Cheikh Anta Diop est-ce que cette fois-ci dañ koy nangu duñ ko nangu génération bu nekk am nga sa mission génération bu nekk am nga sa mission soit nga xam nga accomplir ko wala nga xam nga ñàkk a accomplir jeunesse de soit ñu def suñu mission soit ñu trahir ko loolu rek mooy li fi des foo leen mënta nekk si àdduna bi xam leen que ni c'est ça la réalité soit ngeen assumer soit ngeen trahir seen mission mais ñun jeunesse bi lii la ñu fekkee ñun lii mooy suñu mission ñun la jeunesse sénégalaise. bureau la ñuy nekk di utiliser suñu police di utiliser suñu ministère de l'intérieur di utiliser suñu ay procureur ci suñu xaalis ñun ñuy cotiser xaalis bi ñuy cotiser ki la ñuy jëlaat ñëw di ñu def li ñuy def. Ce sont des traîtres ay ragal lañu
ndax lan am nañ benn adversaire boo xam dañu kii foog du liquide ko di wax ay waxu picc yoo xam ne xale bi gën ndaw xam na ne lii ay waxu picc la xale bi gën a ndaw boo taxee naan ko benn gel lañ violé benn waay moo ko yëf fi yor ñaari yéen ñàkk a fayda naka lañ mën a fekke lii ba noppi war cee noppi naka lañ war a mën a fekke lii ba pare ñun ñu toog suñu gàlle naka la mën nekke dañ koy dakkal wala dañuy bàyyi ay fen yu ñaaw lii dafa ñaaw ci Sénégal Sénégal moo mag lii li ñuy dundaloo Sénégal moo mag lii derrière vos bureaux ça lâche espèce de grosse tapette derrière vos bureaux di yónnee nday ay nit pour ñu def yu fii si vous avez des couilles jaarale leen affaire si yoon si vous avez des couilles jaarale leen nday affaire si yoon si vous avez des couilles jaarale leen affaire si yoon moo gën ngeen def seen yëfu lâche yi di xool ay stratégie pour duulal nday ay gor jël nday benn caas mu nekk nday foofu di duul te adduna bi yëpp xam na ni caas bi day duul mais si bu fekkee ay góor ngeen mais teg leen nday affaire mu jaar si yoon bu gañee ñu xam ne Sénégal mais day jël alalu waa Sénégal alalu góor yi alalu sëriñ si alalu xale yu ndaw yi alalu malade yi di ci def nday affaire yu ñaaw yi mais yéen où sont vos couilles truc où sont ana nday yéen seen fit ngeen jaarale affaire ci yoon ngeen wane ngor wane dignité wane ne que ni gëm ngeen Sénégal toog seen ginnaaw bureau yi di yónnee ay nit pour ñu def nday bas sa njub plus yéen a ngi noppi plus ñu ko di parce que amuñu ngor boobu ngeen leen fooge toog kër ga di wax changé wul les choses donc fu ñu mënta nekk si adduna bi nañu xam ni seule la lutte libère il faut que bis fu ko comprendre mais il faut ñu comprendre benn affaire aussi il faut ñu am le sens du sacrifice bu amee ci yow am nga dignité bu amul ci yow dafay jur ci yow ñàkk jom nit ki il faut nga nangoo sacrifié wu pour lu tax ngay sacrifié wu pose-toi la question si ça en vaut la peine il faut te poser cette question say avenir doom bu ñu la ko jaral man xamatuma lan moo la ko mën a jaral ci àdduna instant bi nii lii ñuy dund nii lii ñuy def nii xam nga la Sénégal on est en train de jël suñu destin en main te loolu ça les fout la trouille waruñoo yeewu l'Africain ne doit pas se réveiller ils ne veulent pas qu'on ouvre les yeux. On a des gens qui sont en train de nous réveiller, de nous montrer leur mafia, de sortir leur dossier, de nous voir mais eux, ça les fout la trouille. Ils vont faire toutes les stratégies possibles. Toutes les magouilles possibles pour mener arrêter vent de révolte, vent de réflexion, acte d'éveil de conscience. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent continuer de continuer de les nax, continuer de la génération de faire la même chose. Ils sont de mèche avec les oppresseurs ñoom ak tubaab bi ñooy liggéey liggéeyuñ seen réew ce sont des ennemis ce sont des traîtres ils collaborent avec nos ennemis mais naka ngeen di def croiser les bras mais naka ngay xoolee sa bopp ci seetu après boo croiser les bras après naka nga mën xoolee sa bopp ci seetu soo leen xoolee seen bopp ci seetu vous devez être fiers de vous barke alxuraan xam leen ni sunu sëriñ si fan tëdd ils sont fiers de vous parce que ñoom dëgg rek lañ mës a dund suñu doom yi war a ñëw ëllëg neen xam que ni yaa seen ay parents yu taxaw xeexal leen vous devez être fiers de vous lu ñëw ñu indi ay maguy lépp lu ñëw ñu dugal ci ay sàcc ay maguy xam nga fi waxee est-ce que lu ñëw ñu téye carte primo votant yi ne leen du ngeen voté loo nday ay nationalité yoo xam duñu ay sénégalais fu nañu wutal leen ay carte voté loo ay xale yu am 10 ans xam ngeen ko fi waxee est-ce que ay gars yi dugg ci ay fekk ay faux extrait de naissance par milliers yu dul jeex yaa ngi dégg ay bureau de vote yu existé wul léegi yëpp di am te loolu la mës a demee léegi ngeen bëgg ne da ngeen di xoxatal nit ñi da ngeen di jox nit ñi ay leçons yow vous avez eu 2 mandats pour bouffer et partir laisser les travailleurs travailler pour le Sénégal mais nax bi ci boobam mooy jeex. Qu'est-ce que vous allez dire? Comme si vous avez gagné une élection. Voler des élections, loolu mooy gagner des élections ah voté loo ay ku ne voté na nationalité bu nekk voté na ngeen jël nationalité sénégalais ku bëgg ngeen jox ko voté loo ay villages yoo xam ne bu ñu matee 100 da ngeen fa am 3000 votes créer seen ay parrainage lu nekk ngeen def ko pour truquer téye carte nit ñi primo votant yi ngeen xam ne ils vont pas voter pour vous ngeen téye seen i carte
façon mag bu nekk nga def ko yéen vous devez pas être prétentieux vous devez faire profil ba seen mandat jeex ngeen yox ngeen di jaay arrogance foog ne nit ñi dañ leen a tapet ay tapet kan moo leen ragal waaw yow da ngeen a bind bakkanu doom jaamu yi nit ñi dañoo nekk seen i jaam da ngeen a gën yéen ñi ngeen jàppe ay baadool def leen ay jaam seen hôpitaux yi kenn fajootul kenn amul loo defee analyse kenn amul loo defee opération lu ne day rey booy suukar bi diabète bi mi ngi jeexal sénégalais yi xam nga dialyse kenn mënatul def dara ci réew mi nit ñi amuñu dara lu ñu lekk crise bi ñëw gën ko accentuer yéen seen xel demul ci lenn lu def ay maguy gayen pour daaneel benn góor yàlla du affaire u parti de du affaire u ay parti wala ay patriote de affaire u ñëpp la bépp sénégalais boo xamante si ni yow dëgg mi ngi sa biir xol bu ko injustice bëgg nga sa réew yow combat bi sa combat la du affaire u parti ay affaire u ça dépasse lii Sénégal la lii dëgg la combat bi du ay combat wu parti ay combat wu ay militant combat wu bépp nitu dëgg la képp koo xamante si ni xam nga ne sa justice bi ñu jàpp di ci def lu leen neex sa juge yi ñu jàpp di leen defloo li leen neex seen police bi ñu jàpp di leen defloo li leen neex képp ku loolu metti combat bi sa combat la ça dépasse la politique c'est une révolution loo xamante si ni benn Sénégalais gëmu ko tout le monde ñëpp xam nañ que ni c'est des mensonges ñan ñoo nekk si ginnaaw mais on le sait vous le savez qu'est-ce qu'on doit faire dañuy bàyyi fen yooyu mu jël fa ñu fekk koo xamante si ni jàmbaaru Sénégal la ci yu ñàkk fay dañu toog di ça fait des mois ñu toog di préparer seen coup foo mënta nekk ci Sénégal est-ce que ça t'indigne est-ce que ça te révolte wala da nga naan oh on s'en fout mais yow bu dee bëgg nga dëgg bu dee yow bëggoo injustice bu dee yow da ngaa bëgg lépp lu am mu jaar ci dëgg mais ça doit te révolter. wala dafa blessé ah. da nga wax sa benn. rek. yaakaar naa lutte culinaire xeex rek sa liberté da nga koy jëli boo ñàkkee fayda wala nga tayal wala nga croiser les bras amul benn malaaka bu ñëw di la ko yëndil boo ko sequl ak ay baadoo la ay kàcckat ay naafeq yoo xam ne dañuy toog di fen boo jugul fifu dañ lay rey avec le silence 1960 ba léegi ñu ngi rey di rey suñuy maam di rey suñuy papa di leen rey tout doucement di leen rey avec le sourire di ko jaare fu leen neex di ko jaare ci diine di ko jaare ci waykat yi di ko jaare ci sportif yi di nax baadoole yi One Nation